الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك من ذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من يحضرون أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokku jullit yi mbokku Sénégal mbokku àdduna bi mbokku murit yi mbokku ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant seen mbokku taalibe Boukhary Diakhaté ñu gën koo xam ci Pape Diakhaté di taalibe sëriñ Abdoul Ahad Mbacké moom sëñ Fallou Mbacké moo ñëwoon fii tey ci suñu mbokku taalibe Pape Alioune Diop yore Liberté Production fii ci Mbour ngir fas yéene waxtaan ak suñu mbokku jullit yëpp ak mbokku murit yi ak fépp fu Sénégal nekk rek te fas yéene màggal yi ñu ngi ñaan yàlla na leen yàlla yóbbu ci jàmm ñu egg ak jàmm li ñu fay tax dem ñu ñaan Serigne Touba defal ñu ci lu raw suñu njort waxtaan bi lu gàtt lay doon dama koy commencer ci ñi nga xamante ne ñooy suñu mbokku taalibe yi nga xamante ne maa ngi ñoom ñoo bokk gox sax ñoo dëkkandoo Warang te sëñ Abdou Lahad te jokk ci sëñ Abdou Lahad Mbacké Falilou maa ngi leen di wax yéen ñëpp képp koo xamante ne jokk nga sëñ Abdou Lahad Mbacké Falilou nga waajal nu mu gën a sellee ànd ak suñu soxna su baax si nga xamante ne mooy suñu waaju bu jigéen suñu soxna Anta Kanji dem magal ji Touba ak jàmm yal na leen yàlla yóbbu yéen ñëpp ak jàmm te ñu ñibbi si waat ak jàmm ak fépp fi nga xamante ne taalibe bi mu fay jógee yal na ko suñu borom sàmm si barke Serigne Touba dañuy góorgóorlu rek di jéem a yeddaat suñu bopp di yeddaat ñëpp ñu xam ne ki nga xamante ne moom lañ ko séqal moo ñu tax a jóg muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul moom de dafa nekk koo xamante ne lottu nañ sax si wax lu mu doon Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ñi nga xamante ne ñoo ëpp xam-xam si taarix si islam suñ fi nekkoon di wax si mbiram du jeex te du ñu wax li nga xamante ne moom la doon yenn mag yi wax nañ ne Serigne Touba de pour xam ko de xanaa murit bu dugg si bàmmeel mooy xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ak boromam mi ko sàq li ñu si barkeloo rek si màggal gi mooy seetlu leen ren màggal gi ni mu demee ngeen xam ne Serigne Touba kenn du moom soo xoolee dëkk bi Sénégal yëpp a jóg koo gis mu ne dañuy def safar ñu commencé togg ay ñam di ko séddale di bernde ba weer bi teroo ba léegi muy fukki fan ak juróom-ñett yoo xamante ne bés bu nekk rek nit ñaa ngi màggal loolu nekk loo xamante ne lu rafet la ñu siy soññaat suñu bopp leen soññaat di nga xam ne li ngeen def rafet na te yal na leen Serigne Touba fayal boppam ñu ngi waxaat suñu mbokk taalibe yi ñu xam ne Serigne Touba mi nga xamante ne moo ñuy tax a jóg lii nga xamante ne moom lay màggal muy 18 safaram bii balaa mu koo am suñu borom da ko tegoon ay nattu suñu borom dafa tegoon Cheikh Ahmadou Bamba ay nattu yoo xamante ne benn bu si nekk rek mënoon na yóbbu bakkan waaye si jàmbaaram ak ay kéemaanam ak ndimbalab suñu borom lépp fexe na ba def ko ni mu waree ba am tey jii bés bu mel nii si gàttal rek nañ jàpp ne sëriñ li nga xamante ne mën nañ ko wax tuuti si Cheikh Ahmadou Bamba mooy moom mi ngi gane àdduna 1853 si Mbacké Kajoor
mais étape yi nga xamante ne moom la Cheikh Ahmadou Bamba jaar bi nga xamante ne lañ gën a mën a jàpp mooy 1895 si la dem si géej gi 1902 la ñibbisi 1905 mu dem Jolof 1907 la dem Gànnaar 1912 la ñëw Njaaréem 1927 si la dem Touba moom Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul balaa moo dem si géej gi mooy 1895 am na benn mbir boo xamante ne xew na li xew mooy ay nit ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon jamono yi ak tubaab yi ñoo ko doon complot bokk na si ki ñu mën a lim mooy Samba Lawbe nekkoon buur ba Jolof li mu defoon ñëpp mënuñ see sori waaye xam nañ ne fexewoon na ba jaxase Serigne Touba ak tubaab bi jeewal Serigne Touba li mu fa def ñëpp teg ni seen bët 1895 avant muy dem si géej gi ñeent ñii ñoo fi nekkoon ñoo gën a àdduna ñeent ñi gën a àdduna mooy kan su weesoo ñi nga xamante ne gën nañ àdduna te xaj na nit ñi ñu leen mooy ñi ay doomu Serigne Touba yi njëkk gën a àdduna ñenn ñi kenn ki di Mouhamadul Yaddaali ak Mouhamadul Kabir ñooñu nit ñi ñu leen mais si gàttal nañ jàpp ne 1886 sëñ Mouhamadou Moustapha gane na àddina ci weeru gàmm 1886 googu Kazu Rajab 27e jour du mois de Rajab Seex Sëriñ Fàllu Mbàkke gane na àddina Sëriñ Baara gane àddina moo ko sëñ Moussa ñu bokk ndey ak baay soxna Aminata Lo moo leen jur Sëriñ Basiiru Mbàkke gane àddina ñooñu ñoo gane àddina avant Sëriñ Touba te ñooñu soo xoolee Sëriñ Touba dafa ne daleen yàllaahu ala muhammadi suñu borom moo ma tegtal Seydina Muhammad Sëriñ Touba avant muy dem si géej gi ñeenti Muhammad ñoo judd donc boobu Muhammad yi rek ñoo am li yéem si loolu mooy boobu Sëriñ Touba am na foo xamante ne demagul si épreuve bi te am na loo xamante ne mënugu ko woon def xaj na boog amagul woon sañ-sañi oote wala mu am sañ-sañi oo nit ñi si yenn mbir mais ba mu demee si géej gi ba ñëwaat en 1902 si la Abdou yu judd donc mu ne waxaadi li Muhammadi li samadi Seydina Muhammad ne ko demal suñu borom si la Muhammad yi judd si Abdou yu judd mooy Abdou Ahad ñoom sëñ Abdoulahi borom dër bi Abdou Xaadir ñooñu sëriñ judd léegi jamono ji sëñ Touba demee si géej gi leer na ñëpp ne ay kéemtaan am na fa du ñu si sori waaye julli géej gi sa la xewee li xew wiir ak jinne yi nit ñi xam nañ ko li xew lambar na xam nañ ko li xew Gabon xam nañ ko ba mu ñibbisi moom Mbàkke Balaay Si mu ñibbisi ne suñu borom képp koo xamante ne tooñoon na ma képp koo xamante ne mu ngi ma doon defal loo xamante ne bëgguloon sax ma ñëw baal naa ko yàlla nga ko baal Sëriñ Tuubaa donc le pardon moom la instauré foofu donc ñun tamit nañ jéem a tegu si jàngaleem ñu jéem a mën a baalante suñu biir ñu gën a góorgóorlu si gàttal loolu moo waral mu oote nag màggal gi mooy nañ ko santale boromam mooy xam nga kan mooy sant mooy ki nga xamante ne dafa yëg ne moom kat suñu borom defal na ko xéewal ba mu xamee ne suñu borom defal na ko xéewal mu nekk nag kon nag man mii kat war naa sant suñu borom te sant bi digle na ko oote na ko sa Touba li ñu si wax leer na nañu ñëw sant la ko boromam teg ko si farata ak sunna nañu jàng alxuraan nañu jàng xasida bi nañu bernde nañu jëflante bu rafet donc loolu rek la oo jaamam yi moom la oo taalibe yi oo képp koo xamante ne mën nga ko defal ñun ñëpp nañ si gën a góorgóorlu taalibe Sëñ Abdou Lahad nag maa ngi leen ñaan soo leen eggee Touba gaal gu ndaw kon ni ñu ko doon defee gën a góorgóorlu si liggéey bi ñii dem si waañ gi ñi dem si waañ gi ñii dem jumaa ja si liggéey bi ñu def ko ñi ku si nekk nga dem fi nga war a dem nga liggéey di ñaan nag yàlla gën ñoo taas si barkam moom Sëñ Abdou Lahad Mbacké Balaye Si donc je vais essayer de parler un peu en français pour édifier certains peut-être intellectuels, certains peut-être
qui vont me comprendre mieux en français. C'est un appel que je suis en train de lancer à tout disciple mouride. C'est un appel que je suis en train de lancer à tout musulman. Parce que cet appel que je lance, c'est pour qu'on puisse revenir en nous-mêmes, dans notre religion, à l'occasion de ce grand magal de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Parce que tout simplement, il faut savoir une chose. Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, pourquoi il a demandé aux gens de venir fêter avec lui, de venir fêter cette victoire? Parce que tout simplement, Cheikh Ahmadou Bamba a reconnu et a senti en lui qu'il avait réussi l'épreuve qui lui a été soumise. Donc, c'est pour dire aux gens que quand une personne est soumise à une épreuve, aussi dure soit-elle, si elle se rend compte qu'elle a réussi, ce qu'elle ressent au fond d'elle, c'est un sentiment de satisfaction. Cheikh Ahmadou Bamba a ressenti un sentiment de satisfaction. C'est pourquoi il a demandé à venir fêter avec lui le grand magal. Et il demande que pour fêter ce grand magal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire le Coran, il faut réciter les chassides, il faut aussi, c'est-à-dire les poèmes. Parmi ces poèmes, nous tous nous le savons, Cheikh Ahmadou Bamba consacre 6 mois à écrire des poèmes pour demander à son Seigneur. Et les 6 autres mois pendant l'année sont réservés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pour dire que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul a lancé un appel pour célébrer ce grand magal. Maintenant, comment on doit manifester ce sentiment? Je pense qu'entre nous, est-ce qu'on a le droit de poser un seul acte? Si nous réclamons disciples de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, est-ce que nous avons le droit de poser un seul acte contraire aux recommandations divines? Nous pensons que non. L'idéal serait de manifester cette reconnaissance en fournissant encore beaucoup plus d'efforts pour mériter ce que nous sommes, c'est-à-dire des disciples inconditionnels de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Cheikh Ahmadou Bamba nous demande de suivre la voie de l'islam. Et la voie de l'islam, nous tous nous le savons. C'est la charia, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous devons faire tout pour suivre cette voie. Et le jour du Magal, si vous pouvez acheter des chameaux, tant mieux, des bœufs, tant mieux, des moutons, des poules, etc., pour aider les gens, pour donner à manger aux disciples, c'est encore mieux. Sachez que Cheikh Ahmadou Bamba a demandé de faire ça. Il faut aussi réciter le Coran. Il faut aussi réciter les poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul et aider les pauvres, comme il a l'habitude de le dire. Maintenant, je vais terminer en faisant aussi un petit rappel. Je nous rappelle, je vais dire, même moi, que les gens ont l'habitude de ne pas parler en profondeur de la religion. Il faut le faire, c'est le moment d'en parler. La religion est tellement sensible que les gens n'osent pas en parler. Mais je pense que si tout le monde se tait, il y a un risque de péril. Parce que les innocents ne vont pas comprendre, les ignorants ne vont pas comprendre. Et ils ont besoin de comprendre, il faut les aider à comprendre. C'est pourquoi tous les, comment dirais-je, tous les grands penseurs qui connaissent l'islam doivent sortir leur bâton de pèlerin pour aider ces jeunes qui ont une très grande volonté de bien faire, mais peut-être qui ne savent pas comment faire. C'est pourquoi je vous demande, tout un chacun, de faire encore des efforts pour pouvoir réussir la voie tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Donc, je vais terminer
mes propos en remerciant nos parents, en remerciant Serigne Abdou Lahad Mbacké, Ibn Serigne Fallou Mbacké, et en remerciant tout le monde. Bismillahi rahmani rahim. Bismillahi lazi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim. Bismillahi yanullahi bila mana'i wa lam tahay hamdan li rabbi khayran min rabbi khatrama qalbi bi ibtida'i lahu shukuri bila khufuri wa nasiri min ibtida'i lahu rabbi bila rabbi lahu hitabi ma ibtida'i laka rida'i laka sana'i laka tija'i ma ibtida'i yaman shafani yaman hamani haman jafani bi mahrida'i asbil suturi asli umuri kasir khuyuri bila kida'i subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan li munzili dana wa daayi wa munzili shifaa'i wa dawaayi man amara ibaadi bi diwaayi li yatfahu bihi anil balaayi summa allah man kay suma sasa maral yëpp bi daa bi fase bi xalaat muhammadin tabibinal hakimi aska salamay rabbinal karimi wal ali wa sahbi zabil alayi maxtajizu lasani shifaayi haza wayni moso ajaahi mubtaxiyan al mamun bi badaayi wastaki ilayhi ma min adara xatma sani xata arabini kadar ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana itfax duurana bi jaayi xeyri aalimin akrami suma bi yumni ramadan azami yàlla ya rahman ya rahim ya barru ya karimu ya hazim ifir zunubana taxabal minna wax ni imna wa tajas xama wanzilan ya rabbana xeyri naxaar ma kaana mana xafu min sharri naxaar wa xablana ladaba wal mazaya wa kufana la fati wa razaya subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun wa salaamun wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin moo ko jullit yi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp je remercie tout le monde et je demande pardon à tout le monde que le bon Dieu accepte notre madame au nom de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Merci beaucoup.